أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maa ngi tudd Salif Sow di président association Ali Imran si njiitalu Oustaz Alioune Sall ñu ngi ñëwaatoon tey jii waxtaan ak yéen mbokku unité ci benn projet bu bees boo xam ne amaat nañ ko lépp rek di jëm ci jàppale l'islam jàppale diine mu aju ci wàllu SMS yi waaye bi nag dafa am soppite boo xam ne mu am solo bu ci am moo nekk dootoo nekkati naan yaa ngi yónnee SMS chaque jour lii dañ lay ñaan rek nga inscrire ci numéro bi ñuy wax 26 26 1 mais pour nga inscrire da ngay yónnee Ali Imran par SMS bu ko defee ñu jàpp que ne inscrire nga te noppi nga pour may Ali Imran semaine bu jot juróom-benn fukki dërëm wala 300 francs ci tubaab bu ko defee dinañ la yónnee boo yónnee loolu ñu yónnee la benn doigt wala benn xadis nga xam ne ñu ngi si mën a jàngee sa diine incha allah rabbi loolu daal mooy xew-xew bees bi nga xam ne indi nañ ko fii si association Ali Imran si njiitalu sax Alioune Sall pour bëgg lépp li nga xam ne projet la ci diine ci l'islam ñu mën ko taxawal ci seen jàppale. rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sud FM seen rajo seen jotaay mu tuddee Al Bidaaya ngeen koy am guddi àjjuma jot ci waxtu wi jëlu si ne dinañ ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk alxaaj al imam al oustaz Serigne Mbacké Sylla ak seen mbokk Alioune Sall. Bienvenue sur Sud FM. ginnaaw bi ñu sante sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñaan jàmm ci réew mi ak réew mi ko wër Haj Mbacké ngi nii ci studio bi Haj Mbacké asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. bàyyi la nga nuyoon te gooy déglu yi. jërëjëf Oustaz ñoo ngi lay fay nuyoo di la nuyu di nuyu mboolem ñiy bàyyi xel Sud FM seen rajo rawatina seen jotaay bi di Al Bidaaya di ñaan suñu borom mu def suñu nuyoo bi mu fekk leen ci jàmm. allahumma amin yàlla na fekk leen ci jàmm Haj Mbacké nu jotaay bi tëddee. jërëjëf niñ ko baaxoo tëralee lañ koy jéem a tëraleeti insha allahu taala ne tuuti rek daañu indi ak mbindulu gu gàtt ci lenn ci ni nga xamante ne noonu lañ baaxoo ubbee jotaay bi buñ ca noppee nag daal di dalal suñu gan tey ñu fas yéene dalal imam Ahmad Dame Ndiaye bu Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal buñ ci noppee nag daal di tombeeg minuit jot insha allah ci ñu noppi ci dalalu gan googu ànd ak waa rédaction bi ci xibaar yi ci français ak ci wolof dellu si door a ànd ak auditeurs yi ci téléphone bi ci 88 628 98 98 ak 33 841 22 33 buñ ca noppee tombeek minuit di jot wala bokk tombeek 1h30 di jot ci la ñuy jeexal jotaay bi ci xaaj bu njëkk bi dëgtalaat leen tafsiru quranul karim bi ñu amoon ay bis gi ñu génn buñ ci noppee ànd ak mbokk yi ci alkitab ànd ak ñoom ci rijaalul xawla rasul ak muhammad nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy wéyale jotaay bi oustaz ba 5h30 jot insha allah wala boog 5h ñu déglu alquranul karim 5h30 ñu ànd ak mbokk yi ci almisbah 6h ñu ànd déglu waxtaanu fajar xam naa li ma jàll léegi oustaz mooy liñ doon wax muhammad nabiyuna dafa mel ne da nga ko ubbil weneen laaj wu bees wu tudd nan ar-rasidun waaw ar-rasidun léegi au lieu de muhammad nabiyuna mais ar-rasidun waaw ndax muhammad nabiyuna dañ ko jeexal ci bi ñuy def suratul fathi ca mu jeex comme jeex na léegi dañuy ubbi benn lef bu tudd ar-rasidun ar-rasidun mooy lan
mooy waxtaan wax xam ne dafa jëm ci jàng Abubakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Ousmane ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ar-Rashidun kon daal Muhammad nabiyuna mooy ni nga doon jàngale yonent bi ko dundam. waaw ba ngay tafsir suratul Fath baax fii ci Muhammadu Rasulullah nga far ko fa jeexal. waaw daal di jël nag saxaaba yi. waaye bii jëloo rijaalun xawla rasul ñële waaye da ngaa tànn ar-Rashidun muy xulafaawul arba. muy xulafaa très bien. macha allah xaayan ko dégg si nii nga ko tëralee. noonu lañ ko tëralee incha allah loolu dañ ko am bu ñu noppee ci alkitab bi ñu dégluwaat tey jii rijaalun xawla rasul bu yees am na nga di ci waxtaane saxaaba bu tudd Abu Moussa al Ashari. ndeysaan macha allah ku yéeme sax. tubarkalla. incha allah kon tey amul nelaw. waaw dëgg la kon amul nelaw kon sëñ Mbacke. macha allah na ngeen def ak coono yu oustaz. mbëmbëstal nuyoo bi lépp waaw rek. waaw. ni ko gars yi waxee. sëñ Omar Ba ma leen nekk ca caajaay damay wax ne waaw. ñun ñëpp comprendre nañ. ni mu demee ndeysaan. kon nag nuyu nañ ñëpp. ndax yàlla comprendre googu am na ci solo. am na ci solo. jërëjëf oustaz ñoom ñëpp itam ñu ngi lay bàyyi xel jotaay bi ci biir réew mi ak bitim réew. mais nag sëñ Mbacke jamono yi li ngay misbaax am na solo de. defe nga ko oustaz li ngay misbaax am na solo tax naa kii noonu. waaw jërëjëf. yow nga yëkkat sa mbagg ne soog. kon de maa ngi la ciy sant bu baax rek daal di la ci wax jërëjëf rek ndeysaan. tabaarkalla. na ngeen def ak coono yi. waaw noo ngi góorgóorlu di sonn. di ñaan borom bi mu jàppale nu ci. ndeysaan. ndax coono moom boo ñemee sonn boo ragalee sonn. dëgg la dëgg la daanañ wax gileem na ñemee tëdd biti. ndax su ko ragalee dana tëdd biti. dëgg la ndax gileem gaa ngi ci néeg moom. waaw dégguma ko Sénégal. kenn defaru ko mbaarum gëlëm yi. mbaarum gileem. cey gëlëm. lay ndeysaan. est-ce que. loolu lay tax moom ñu ma coon yi rek. muy lu am solo. génn nañ fi nag may ji sunu jànq bële ca. dëkk bële nga xam ne moom mbeewaan Ndorong. waaw ndeysaan. waaye dem may ji fa soxna bu ne woon daal ba sañoon ñu dem fekki mayam. est-ce que. ñu ànd fi maag gaa yi ñu dem. tubarkalla waaw tubarkalla loolu ci acte social yi nga def ci semaine bi la muy lu am solo itam. wallaay ndeysaan. macha allah yal na yàlla mottali ko. amiin ñu bokk. réew mi de oustaz xam naa bala maa dalal imaam daam ndax tey sama xibaaru daara ji day dugg ci loolu rek. ndax li ñuy waxtaanee du sori fànn googu. dafa mel ne ñu ngi ci bras de fer lañ koy wax wala mbiicoog mbaaloo goo xam ne xaw naa metti lool. ci ni mbir yi tëddee ba léeg-léeg sax nit ñi naan bu ñu artuwut danañ àtte yow loolu noo koy jàngate. waaw xanaa ci tàmbali bi sëñ Mbàkke daanaa la wax ne am naa fi téere sàngam. waaw balaa ñuy sori. waaw ma indi la ci rek xam téere soo xam ne si téere yoo xam ne jot naa ko fi am. bii mi ngi tudd irshadaatu ibadillahi ila sawaabi min xotabi imamillahi. tabaarkalla. Mouhamed Sakhir Gaye moo ko liggéey. kii tudd bushral muhibbina wa tey qiisil jaahiliina. Cheikh Mokhtar Lo moo ko bind. kii tudd duaatu zawdil muridina wala duaawu zawdil muridina wa nafil matlubiina. Cheikh Mokhtar Lo. ndeysaan. bii tudd salaatu naati bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Mokhtar moom moo ko bind ba tey. taskiratul jamaa bi alaamati saa Cheikh Mouhamed Sakhir Gaye moo ko liggéey. téere yooyu lañ ma fi jot a baaxee ci ay bés gi nu nekk sëñ Mbàkke. tubarkalla yal na ko yàlla barkeel te barkeelal ñi la ko baaxee. amiin maa ngi jégalu ci niñ ko doxalee. tubarkalla am na solo bismillah. waaye sëñ Mbàkke penc mi actuellement. ñol-ñol yi ci nekk dank fanaan lii. ku ci nekk yaa ngi tëkk sa morom. waaye nun société civile. ak waa forum civil ak ñi mel ni ñun. noo war di teel a jóg wax ak ñaari groupe yëpp. dank fanaanal yi ku ci nekk di xas dara. te yéen li ngeen di xëccoo nun ñii noo ko moom moomu leen ko. war naa mën a dakk. waaw war naa mën a dakk. ndax kii yore doole ji kii yor doole ji. ñaar doole luñ xeebu buñ tampaloo sonal nu ñun. dëgg la dëgg la. te ñi nga xam ne ñoo koy sookee léeg-léeg la cay dëkk ci coono du dem ca ñoom ci nun ñi lay dëkk. sunu doom yi sunu jarbaate ñun sunu bopp. kon ñi jiite réew mi nañ teg ñi nga xam ne ñooy wët nañ teg. ku ci nekk nga wutal nu programme bu leer nañ ñi. waxal ñu loo bëgg a def. ak lu tax nga di ko def ak noo koy defee. dëgg la ñu ne jamono yooyu. waaye danañ def nii ko def li ñuy def nangam loolu moom ëpp na di wax. te it Mbàkke kuy xëccum réew. dañoo mas a laaj maître Wade. jot cim réew mu ne jote ci nu nekk baax na. ba mooy jëgg ci néew dugg pale. mu ne loolu moom baaxul. ndeysaan. ñu ne ko waaw mu ne rey ñëpp it door a gouverner koy gouverner. loolu nag am na solo lool nañ teg kàddu yi bàyyi ñol-ñol jëg dank fanaanal jëg tëkkoonte bi. waaw. shukran. tubarkalla muy lu am solo oustaz ci noonu nga xam ne noonu nga ko indee réew mi tudde noonu daa mel ne nag loolu itam oustaz xaw naa doon mbaax ndax bu ñuy dëgmal ay élection moom rawatina élection yi africain rawatina ñun ni ñu comporté woo. ak ni média mel léegi daa mel ni coow li mënta ñàkk.
moo taxit bu fekk mënta ñàkkoon nañ ko orienté ci coow loo xam ne coow lu bi ji njëriñ lay doon coow loo xam ne coow luy bijji njariñ lay doon jamono ji de oustaz ñi ngi ci candidat yi di faxas xam naa xaw tuuti kon noonu lay tudd mooy ñu déposé ji woon ca conseil constitutionnel di tànn ñi nga xamante ne ñoo war a jàll ak ñi wërta jàll defe naa fi mu ne daanaka ci cat li lañ nekk waaye la fa des bu matee juróom it ca la yem ci segg gu njëkk gi nooy jàngate loolu ak taxawaay beeg ni mu demee. waaw ñoom de kër ba ñu bañ ne parrainage bi day am ginnaaw weesu nañ ko ba mu am ba ñu wuti boo ñëwee buñ nañ matalul daanaka ñoo ñu jërëtu ko gannaaw dëppoo woon nañ ci ne day am ba mu am wala boog bañ nañ bañ te teewul mu am te teewul mu jàll ba am bi mu amee d'accord nga ci ne am na ba dem di wuti boo dellusee ba waxee leen rek dañ li daal di yedd parce que ku mel ni Malick Gakou kàddu yi mu ci yëkkati kàddu yu grandiru la mooy wuti woon naa awma yéen ñi ma doon jàppale may wut ak yéen ñi ma signal amel naa leen jàggeen jëf ndax gis naa ne résultat yi baax na daal ne wasalaam baax na de noonu moo gën daal coow leeg yenn kii daal waaw parce que yow noonu nga ko jàngate comme xas nga nangu wala boog bañ nga bañ du teewul ñu samp ko nga dem di wuti mais oustaz nag ci wàll wi bu dee premier ministre daa waxoon ne duñ am lu ëpp juróomi candidat ministre de l'intérieur wax ko mu mel ne wax jooju daa yàgg a xeeñ ci seeni làmmiñ baadoo duñ ne ñoom dañ koo xamoon moo tax ñu wax ko wala lu xew waxoon naa la ci tàmbali ba ne alxuraan daf ne la taqulu raa'ina parce que baat yooyu fi ne sax mën naa ëpp juróom parce que yaakaar naa mën nañ juróom-ñaar wala juróom-ñett waaye su demee ba mat juróom wax jooju day bëgg ñëw li ñu wax naan nag dañ boycotté élection yi maanaam bañ a bokk opposition loolu de yëpp naa def moom loolu dañ koy daa mel ne kon dañuy yombalal état boobu boo xamala yombal mais lu moo xaroo yam ci politique boycotté wala tuti man aghfalna an qalbahu an dhikrina wa taba hawahu fatarda jeex na moo xaru ci politique ñoo yem dëgg la boycotté ko mooy bàyyi naa la ko léegi jël ngay campagne jëlal yëf yi loolu moo xaroo yam est-ce que am na solo te it am na ñoo xam ne comme bii daanaka ma doon seen tànn tàccu beneen élection ba la di yow day fekk ñoom duñu mën a bokk ndeysaan waaw tey kon nag boycotté gi moom benn affaire la ndeysaan waaw am na solo oustaz muy lu am solo loo xam ne xam naa danañ ci dugg ci biir waxtaan wi ak gan gi ñu am tey di imaam Ahmad Dame Ndiaye mooy doon continuer wu tomb yi nga xam ne moom laa junj yëpp dama koo junjee xibaaru daara ji noonu donte penc mi oustaz wax ci fànn googu xaw naa jafe am na sax ku ma wax ci internet bi suñu émission bi weesu nee na daal man laajuma damay commentaire après bi ma déggee wax ji tax nee naa waaw moom li muy wax garaaw na di waaye bi ma dégloo nag oustaz ni mu dugale laaj bi ma laaj nee naa wax na dëgg ci benn côté mooy damaa commenté lu xóot ci question bi ba noppi doo reposer question bi kuy poser question du def noonu kon loolu danaa ko jël muy ab bind rek waaw waaye itam suñ Mbàkke nit kenn du ko wax jàngale ma nii nit kenn du ko wax waare ma nii nit kenn du ko wax diri ma fii comprendre diri ma fii waare ma nii jàngale ma nii waaw doy na te li ci gën a doy waar oustaz léegi kuy wax rek dañ ñaan ndax daa am ku ne ci ginnaawam wala boog nangam léegi loolu de daal yow man mii mi koy ne ci wax di yàlla kenn nekkul sama ginnaaw xam naa loolu moom xanaa leen bay waaw moom daal ku wax rek ñu ne diw daa mel ne xam naa looloo xew léegi nag daa mel ne léegi loolu daal daa xew waaw li koy war a tus mooy ku denc ci kaw ku téen mu ne lu tax dëgg la ku denc ci suuf ku sëgg mu ne lu tax masha Allah waaw est-ce que waaye daal liñ ci fas yéene mooy teg ko ci kaw yoo xam ne bu nu demee ëllëg ca kanam suñu borom duñu wax ne lu tax ngeen wax lii insha Allah ndax daf noo jàng ci alxuraan wa quulu linnaasi husnaa jàngal ñu wa quulu qawlan sadiida tubaarkàlla yooyu moom ñu ngi koy moytu ci suñuy wax waaw nit saa boo téenee ci kaw tem teg denc ci kaw mënul tax mu téen dëgg la boo sëggee mënul tax mu tëgg jërëjëf waaw am na solo oustaz jërëjëf ci tomb boobu xam naa dañuy dalali gan gi waaye lu jiitu loolu léegi bi ñu ubbi ñoo ngi déglu yëgle buy xew fële ca Daaru Gay ñu tudde ko Daara Ali Imran daa mel ne loolu xew-xew la itam ci xew-xew yi daara ji waaw sëñ Mbàkke loolu de mos ñoon Sénégal yi yëpp ñu ne biir réew ba bitim réew ànd ci ak man ndeysaan ndax dañ ma faa defal lu yéeme mooy gàmm gañ fay def te sunu wajur wa Ahmadou Gaye daan ko def ndeysaan ay at mu koy def ñu ne ren ji noonu ko dara jaale Ali Imran loolu de su ma sañoon selil yéeg ndeysaan am di jàmm yeeg xarit yeeg ñoom mer tàpp siibeeg ñëpp ñëw nu ànd fa insha Allah
ñoom ñëpp danañ ñëw ñoom ñëpp góor danañ ak ñëw jigéen mag ak ndaw daara ñoom alpha ak bayuma kenn macha allah rawatina ñu wër Mbambilor wallaay ñoom Pape Baak ñoom Lamine Thiam ak Soodu Diouf ak fu nit nekk ci Sénégal daal sama sañoon ñu tase Daaru Gay li gën a gàtt macha allah waaw loolu mooy woote booba ji jëm Daaru Gay insha allah ndax suñu daar lañ ko daar jaale bu ñu xëyee ci samedi insha allah suñu dong yëpp wala ñu bari ci ñoom danañu fa dem bokk ca wàcceem kaamil ma ndax dañ ne woon dañ fa am ñetti fan ma ne xaw naa ëpp waaw loolu daal mooy xew-xew boobu di am Daaru Gay nga di ko dégg ci annonce yi tubaarkàlla am na solo yal na ko yàlla mottali defe naa ne ñëpp danañ ñëw ndax itam nit itam amul lu dul ku ko sagal te sa taxawaay ci alxuraan buñ la tuddee bis bu mel noonu wala tuddee ko daara ji ci boppam daa mel ne tudde nañ la sa yëf alhamdulilah ndax itam Daaru Gay gi lu jiitu ñu la koy tudde defe naa ci jamonoy góor gi Gay Tamba ba nëga ni at mu jot ca gàmmu ga yaay def conférence ba wallaay ndeysaan di taxawaay boobu kon ñoom Cheikh Gaye ak ñoom ci àndal ñëpp taxawaay boobu rafet na yal na yàlla fay leen ko allahumma amin amin suñu Mbàkke macha allah kon xam naa dañuy waaj jëli gan gi oustaz ak itam xanaa fàttali rek ne jamono ji Mbuur ak li ko wër waaw kay ñu ngi déglu 106.4 ñu ngi dégluwaat rajo Sud FM mi ngoog moom laa la bëggoon a bàyyee mi ngoog oustaz kon tam beneen jéego la boo xam ne suñu directeur général Baye Omar Gueye tegati na ko directeur félicitation gannaaw ba ñu waa Tamba tàmbulee dégg waa Mbuur ak la ñu wër li yépp ñu ngi déglu Sud FM seen rajo fi mu ne léegi tey noonu yollu ba Gambie encore ndax ña nga fa woon loolu moom baax na Baye Omar félicitation na ma affecté Gambie rek ma jëlee gan gi sañu kon ñu def noonu mbokk yi bu leen toxal seen ak déglu tabarakallahu ci kanam tuuti ak ñëw li nga xam ne mooy jataay bi insha allah الله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان يا طالبا سبل النجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفاني إني أسوق موضحا لك خطة تبدو كمثل قلائد العقيان تقرأ بها القرآن سهلا لينا تنجو به من آفة النسيان أخلص لربك وادعه ليثبتك ويزيل عنك وساوس الشيطان ودع الذنوب كبيرها وصغيرها فالذنب يطفئ جذوة الأذهان وعليك بالشيخ المؤيد بالسند الحافظ الثقة الكريم الداني الزاهد الورع المضيئة حاله بمكارم الأخلاق والإيمان لا تنقطع عن درس شيخك مرة واحذر من الإهمال والروغان اذهب إليه ولو بحفظك آية فالوصل يروي ظلة الظمآن عقب الصلاة احفظ 3 أسطر مع كل فرض لا تكن بالوان مجموعها هي 10 مع 5 في كل يوم باسم ريان مجموعها في 6 يا صاحبي 90 سطرا وضحت ببيان في 7 الأيام راجع ما مضى jërëjëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo kon 23h jot na sëñ Mbàkke li ciy tege mooy li ciy tege oustaz mooy niñ ko waxee léegi rek daal di fas yéene dalal suñu gan gi nga xàcceel ko micro bi mu gën koo jege tuuti. incha allah waaw tabarkalla. bisimilah Oustaz Ahmed. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. nu bàyyi la nga nuyoon teg way déglu yi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mboolem mbokki auditeurs yi déglu Sud FM. di jaareel nuyoo boobu ci yow. ak suñu rakk ji suñu jarbaat Oustaz Mbacké Sylla ak képp koo xam ne dafay yëkkati kàddoom fii ci rajo bi nga xam ne rajo sénégalais yëpp la. rawatina ñi nga xam ne bu ñu yëkkatee seen kàddu gi diine moo tax. ñu ngi ziare ñëpp di fas yéene waxtaan ak ñoom incha allah. incha allah jërëjëf Oustaz Ahmed ci tàmbali bi danañu def léeg-léeg bu ñu jubee lu mel ni nawet woola ci nga ñëw wax ak ñun ci nawet. bu ñu tollee ci léeg-léeg wati budget bu ñu la mënee jot ñu woola nga waxtaan ak ñun ci wàllu koom-koom meeg yooyu. waaye bu ñu tollee ci wàllu fii politique bi toll itam ñu woola ñu waxtaan ci ak yow. incha allah loolu mooy il lay ñu dalal la fi. ay li nga ñàkk jot lépp nag. ndax
war a xëy dem defi émission. incha allah ñu bëgg laa téye ba ci kanam. waaye nag xam naa tabaarkàlla rek xam nga ni mu demee. waxtaane mbokk yi jar na ko. waaw tabaarkàlla. incha allah kon oustaz sëñ Mbàkke. waaw imaam xam naa nu laaj ko laaj rek sunu laaj bu njëkk. ay ci bismillah. laaj bi lu njiit rek mooy niñ ko daan laajee. balaa ñu ñëw ci ya ca aju ak ñoom seen yooyu mooy oustaz Dame luy politique. waaw politique moom baat la boo xam ne dafa bëri ay déggin. su ma nee dafa bëri ay déggin li ma ci jublu mooy ñi koy jëfandikoo ni ñu mel. bu dee sénégalais moom boo ko nee politique rek mu daal di tiit ndax politique ni ñu koy jëfee fii mooy nit koo xam ne ku jubul la. ku dul wax dëgg du ko def du digge lu man du ko jéem xam nga ko boobu déggin boobu koo xam ne tam dara jomb ko mën naa wax lu bon lu ne mën naa def lu bon lu ne mën naa war ku ne loolu mooy jëfinu te loolu lu garaaw la mais politique dëgg moom paasewul xam gi nga xam ne ab mbooloo munta ñàkk njiit rawatina bu mbooloo ma matee am réew njiit loolu ñuy tànn ngir mu jiite réew mi nañuy def ba tànn ko suñ ko tànnee ba sottal lan lañ séntu ci moom mu def ko su deful la ñu séntu ci moom nan lañ war a doxale loolu la ci aju lépp mooy politique. macha allah. waaw mu nekk nag lu am solo. waaw moom ñuy xam ne mooy aaru organiser société wala jiite ab société. ci déggin bu rafet bi. waaw. kon déggin wala moo tax ñu naan ab sëriñ du ko def. déggin nga njëkk a wax waaw déggin wala nag moo tax waxuma sëriñ sax waaye nit ku baax sax du ko def. kon léegi dañuy seppi déggin woowa. waaw jubbanti ku indi ko ci wii nga wax. waaw ndax lu munta ñàkk la. waaw ndax am réew munta ñàkk njiit. amul sax benn mbooloo boo xam ne ñàkk na njiit mbooloo mu jëm fenn. wax naa ko ba tàyyi ku nekk mën a am jax-jaxle ndax l'islam dana politique wala du ko politique ba mu des ku xam diine ji. ndax ku xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna ak yonent bi ni mu réewoon ci bëtu saxaaba yi ridwanullahi taala alayhim te mu nekkoon koo xam ne bugguloon kuy yéexe denc ku faatu ndax bañ mu soppeeku te soppeeku da koy wàññi ba mu def ko mu nekk sunna bu dëgër a dëgër boo xam ne fu nit faatoo rek dañ ko war a denc moom mi digle loolu mu faatu ba am ñaari fan yu tegal te kenn denc ko la tax dencuñu ko lu ñor julli nii la dëgg la loola tax dencuñu ba am ñaari fan ak lu topp door koo denc loola ñu doon def loolu mooy politique ndax dafa amoon poste bi daa widdoon ndax taxawee yonent bi sax denc ko sax kilifa war a joxe ndigal te kilifa googu amul kon denc yonent bi nekkatuloon priorité li nekkoon priorité mooy tànn njiit loo xam ne mooy wax fan la ñuy denc yonent bi ak nan lañ koy dencee ak gannaaw yonent bi mu jiite jullit yi kon loolu moo waroon saaba yi am fitu denc yonent bi ñaari fan ak lu topp di régler problème boo xam nañ ne mooy priorité léegi gannaaw bi yonent bi génn àdduna muy benn ñaareel bi mooy damay wax ne ku nekk sañ a wax ne lislaam amul soxla ci politique ba mu des jullit bi nga xam ne ci dégginu imaam Malik lay jaamoo yàlla ndax ku nekk xam ne imaam Malik question politique moo taxoon ñu daan ko daanam yu métti yooyu nga xam ne demoon na ba làgg ci ndax dafa defoon benn fatwa te mooy dawlat bani Abbas dañoo amoon aada di forcer nit ñi ci wote ñu woteel leen mu xamal leen képp ku ñu forcer nga wote sa wot dafa nul lu tax mu nul mu ne parce que dañ koy xiyaas ci passé parce que fase képp ku ñu forcer nga fas sa jabar sa fase ma dogut kon képp koo xam ne dañ laa forcer nga wote sa wote dafa nul ñu wax ko mu dellu gannaaw ci loolu mu bañ ba ci lañ daa tegee mbugal mu métti moomu waaw koo xam ne ab yonentam génn àdduna ñu denc ko ñaari fan ak lu topp ngir régler benn problème te ña ko doon régler jàpp na loola mooy priorité mu jóge ci loolu ki mu wóolu déggiinu diinam ba ciy jaamu yàlla ñu teg ko ay daan ba làggal ko te du dara lu dul opinion politique bu mu amoon
kooku ku ko wax ne bokkuloo ci politique bi wala li waruloo bokk ci politique bi mu nangu ko. dafa comprendre li mu doon. tabaarkalla. Oustaz Mbacké. waaw kay imaam am na solo jërëjëf ci ni mu ñu présenté politique ci ñaari xaaj yëpp. xaaj bee nga xamante ne bu paree rek ñu ne accam. ak bi nga xam ne bi mu daaneelee dañuy yëg ne kenn ku nekk am na wàll wu mu ci war a taxawee. imaam bi mu leeree nii ci boppi nit ñi. nga xam ne kon dëgg-dëgg politique ku baax a ko war a def. ku mat a ko war a def ku nitee ko war a def. lan moo tax ñooñu toog ci ginnaaw féete woo ñaan ak jàppale. waaw loolu am na histoire quand même. am na histoire ndax loolu ci li ñu war a jubbanti la bokk. ndax Sénégal léegi bi fi tubaab yi duggsee dañoo fexe ba gëmloo ñu ne bi ñu fi duggsee lañ door a nekk ay nit. bi ñu fi duggsee lañ door a nekk aw xeet. bi ñu fi duggsee lañ door a mën a yore am réew. mel ni histoire bi ñu amoon li jiitu tubaab yi dugg du histoire ab société. nekkuñu woon ay nit yoruñu woon ay réew réglé wuñu woon ab société. loolu ñu gëm ko tubaab yi ñëw wane ñu ne dañ ay barbar ay njaay àll lañ woon. ñu xamul nu ñuy dunde nu ñuy organiser société ñu ñëw jàngal ñu civilisation xamal ñu état xamal ñu ni loolu moo tax ñañu jàngaloon ñooñu la ñu wóolu woon ci bàyyee leen état bi. parce que jàpp na ni ñi jàngalu loon ba léegi ay njaay àll lañ te njaay àll kenn du ko jox sa yëf mu ko yàq. kon loolu moo tax ñu gëmloo ne nitu diine yi. ku du jàngul tubaab dal ne yow bokkuloo. del seetaan rek bu ñu amee mosal bu dara génnee ñu mosal la ci. loolu de boobaa dana doy waar léegi taxawaayu politiciens yi ñoom ci seen bopp maanaam xeetu politiciens yi ñu am imam ak façon seeni doxalin ak ni nga xamante ne noonu lañ ñu yore ñun di ñu traité noonu. ndax ñun ñooy population boo xam ne dañoo mérito ñooñu wala ñooñu ñoo mën a génne suñ biir wala loolu lu ko waral. déedéet mérito wuñ leen. dafa fekk na rek lu nekk dafa am aw yoon. lu nekk dafa am ab dig. waaye ku xool ni mbir yi demee. xam ne loolu léegi mooy jóge fi. ndax itam nag ñun benn ñu nekk ay nit. dëgg la ñu nekk ay nit dañoo war a jëf ni nit ñi jëfe. wala jëfe wuñ nit ñi jëfe duñ ay nit. comme nag mu ñoo ñàkk nekk lu du ay nit nag. yëg-yëg boobu ak jàppeel googu. mën nañ cee tàmbale waaye duñ ci mucc. te loolu ku gis ni réew mi doxee xam ne léegi mi ngi commencé di feeñ. Sénégalais yi duutuñ duutuñ nangooti ñu jàppe leen nañ leen daan jàppe. duñu nangooti ay puróoñ di continuer di yor ngeen baal ma ci baat bi. li ma ci jublu rek mooy ñi nga xam ne tubaab yi ñoo leen yara seen bopp. bañ mel ni ñoom wala ñu nuru leen. ñu wóolu leen a dénk ñun comme ay jaam lañ ay jaam la ñu amul solo. yoo xam ne dañoo war a yilif rek. ñu dénk ñu leen. ñu dénk ñu leen parce que dafa mel ni loolu la ñu bëggoon def. nga xam ne sàmmal ndonol tubaab bi moom lañ gën a def voilà parce que loolu moom ci lañ leen formé. te loolu lañ leen sas aussi. est-ce que. jërëjëf Oustaz Dame jërëjëf sëñ Mbacké jërëjëf mbokk ñuy déglu xam naa ubbi bi di am na solo lool tabaarkàlla lépp ñi ngi yaakaar ne noonu lay mel. Oustaz Dame kon yéen comme en tant que ay prédicateur. def naa nun ngeen nun lay yëf yi tudd. les oulémas. sëriñ daara rek. sëriñ daara moo gën a yomb. donc yéen sëriñ daara dañ daan def yu mel ni jotee. ngeen xayma ko togg ko. jox na ko. waaw ndax yéen a ngi xaymaa ko togg actuellement dara. waaw kay Oustaz Alioune Sall loolu mooy li xew. mooy ñun ñi tënku ci benn mbootaay gu ñu wax. rabitatul aimma wa duaat te mooy mbootaay gi boole imaam yi ak sëriñ daara yi. ñu ngi juddu 2010. li taxoon ñu judd itam am na sabab. dëgg la Sénégal réew mu bëgg association lañ. ndax ko boo ci duggee ci association xejjatoo fa rek nga génnee kere sa bos. rawatina ci wàllu diine ji. nii parti politique yi mel. association islamique ñoo ko ëpp. parce que suñu mbokk naar yi sax dañuy tooñ naan boo demee Sénégal aaya alquran bu ne am na association islamique bu ko tudd. waaye wax dëgg yàlla ñun bi ñuy juddu 2010 bëgg a yokk mbooloo limu association islamique yi. taxul ñu juddu. dafa am lu ñu séntu woon ci imam te gisuñ ko woon. gisuñ ko woon ci li fi nekkoon. te amuñu woon lu ñu garanti ne bu ñu demee dugg foofa danañ fa mën a amal li ñàkk. waaw loolu mooy suñ problème loolu mooy gisuñu mbooloo moo xam ne fi ñu séentu imaam dana fa taxaw. te wóoluwuñu woon ci ne bu ñu duggee foofa. danañ fa mën a amal li fa ñàkk. ñu far rek taxawal mbooloo mi tudd rabitatul aimma wa duaat. constat bi ñu def itam nag par amal ko mooy dañoo dem ba yàgg ñu yëg ni nii réew mi mel ak
li jullit yi bëgg mu am fi te amu fi ak li fi naqari jullit yi te jógee gu fi ci kenn dong la dellu mooy imaam yi c'est-à-dire bu imaam yi matoon li ñu doon li fi naqari nit waxuma jullit de li fi naqari nit dana fi jóge ndax bu li fi naqari yàlla jógee rek li fi naqari nit jóge fi su fekkoon ne imaam yi mat nañ li ñu doon lépp lu jullit xemem wala lu nit xemem cim réewam dana fi am waaye nag imaam jooju ndax li tax mu man loolu mooy imaam mooy benn kilifa goo xam ne ñi mu jaboote am na possibilité dajeek ñoom juróomi yoon ci 24 heures bu nekk te bu waxee ñu déglu ko waaye li ci gën a garaaw mooy buy wax dañuy jàpp ne du fen ndax am na xeneen ñeneen ñu am occasion boobu di wax ak seen njaboot juróomi yoon ci bis bi wala lu ko ëpp xëy na am na waaye bariwul waaye li ci doy waar mooy ñooñe seen njaboot mën nañoo jàpp ne ñii li ñu wax mën naa nekk dëgg wala mu nekk fen mais imaam nag moom kenn jàppul ne li muy wax mën na nekk fen kon li mu am kenn amu ko li mu mën itam kenn mënu ko waaye nag day fekk mu mat imaam ñu jàpp ne lii tax mu mat imaam ñetti charte la charte bu njëkk bi mooy imaam foog mu jàng charia ndax koo xam ne lu xew lu ne danañ la laaj lu ca charia wax soo jàngul charia di nga am problème jàng nag amul fu mu yem jàngi mooy wees mais jàng moom du wees muy benn ñaar imaam daa war a yëg liy xew ndax koo xam ne lu xew lu ne ñu laaj la lu ca imaam lu ca charia wax su dara xewee te yëguloo ko wala mu xew nga yëgee ko nu mu xewewul mën ngaa def erreur dëgg la de ñetteel bi mooy imaam day am fitu wax waaw bu wax waaw jotee mais day am fitu wax déet bu wax déet jotee ñett yi yëpp nag wéetaay da koy wàññi wéetaay day wàññi xam-xam wéetaay day wàññi information wéetaay day wàññi fit ñu ne kon nag li ciy pexe mooy ñu dajale le maximum possible ci ay imaam ñu dajale leen ñu mottalante ay alluwa ndax jàngi mooy wees mais jàng du wees ñu mottalante ay alluwa mottalante information mottalante fit su boobaa lépp lu ñu décidé mu am fi dana fi am lu ñu décidé mu jóge fi dana fi jóge loolu moo tax ñu jógaat yoon bii du yoon bu njëkk bi suñu culture la léegi mooy à chaque fois bu réew mi tolloo ci ay mbir yoo xam ne la cay juddoo mën naa jëriñ ab julli wala mu lor ko ñun danañ ca dugg wax ni ñu ko gisee loolu moo tax ñu waajal bu baax a baax élection yi te suñ ci eggee dinaa la wax ni ñu ko waajal bu soobee yàlla waaw moom kay mooy laaj bu looloo ko junjoon mooy jàpp ne kon war ngeena waaw togg dara waaw yéen a ngi togg kon waaw ñu ngi togg boo xam ne incha allah bu ñoree ñu bëri danañ ci servir incha allah danañ ci lekk ba suur te duñ fër incha allah. am na solo de rawatina fi imaam jaar ci présentation Ligue des imams ak itam ñett yi mu daaneele léegi te imaam war koo am ak itam li mu wone ne da koy xañ imaam muy wéetaay defe naa loolu rek jaroon na dalal ko fi bu yamoon fii loolu dana doy sëkk ab bind boo xam ne am na njariñ waaye togg gi kay ba jaaxal ndax itam imaam togguk lan la bu fekkee candidat yi ñu ngi leen di bëgg a valider te yéen dégguma leen ci liste yi ngeen amub candidat lu ngeen di togg waaw li ñuy togg mooy ñu xool ñu seet parce que affaire yi ñun mën nañoo bañ a jiite réew mi mën nañu du forcer ñu jiite réew mi waaye force la nag ñu taxaw réew mi ba ki koy jiite nekk ki mu yellool loolu farata la ci ñun c'est-à-dire kenn laajuñu kenn sasuñu ñu jiite réew mi waaw waaye sas la ci ñun ñu taxaw réew mi bi ki koy jiite nekk ki ko war a jiite loolu moo tax ñu jàpp ne war nañoo joxe suñu xalaat ci lii ñëw comme dafa am ñu tàllal seen loxo parce que ba léegi mayeguñ kenn ku génnewul ci école bi mu jiite réew mi waaw ndax defe naa constitution bi dafa wax ne pour nga jiite réew mi foog nga maîtriser la langue française te loolu ñëpp mënuñ ko donc kon waaw kon donc am na benn gàllankoor boo xam ne moo gën a garaaw parrainage bu fekkee parrainage bu lu garaaw la bu dee lu garaaw la am na lu ko gën a garaaw waaw muy tey bu ab imaam bëggoon a jóg damay dem xanaa mu man tubaab am na imaam yu man tubaab waaye boo ko mënul moom yow da nga éliminer d'office kon ngeen gis ne daal man ngeen a jàpp ci te du ngeen nekk kon léegi li fi sës mooy ñi woote ñi ñu may ñu laaj réew mi ñu xool leen ba xam yàlloo nañ ku leen fal wala déet loolu nag ci lañ xoolee ne dafa am ay tomb yoo xam ne ñun jàpp na ne képp ku yelloo yore réew mi tomb yooyu war nga ci am gisin bu leer ndax dafa am lu xew loo xam ne dafa war a jeex moo di ne ñun
bi ñu amee indépendance. du ma dellu sax ci indépendance bi ndax indépendance vrai la wala faux la. wala fausse la xam nga indépendance defe naa féminine ah. indépendance dañ koy am xalaat dafa leer. waaw dafa mën naa bañ a leer. parce que indépendance bi waaw li ma bëgg a wax daal mooy loolu taxagumaa jóg. d'accord su fekkee indépendance mooy moom sa bopp kay moom lañ suñ bopp ba tax tànn ay njiit waaw léegi daal am na lu fi nekk lu ñu tuddee indépendance. waaw d'accord. li ca fés daal li ca fés mooy suñ président bu njëkk daa weexoon léegi daa ñuul. suñ ministre bu njëkk ñi ci ëpp dañ doon weex léegi dañoo ñuul. assemblée boo fa demee ñu weex a fa nekkoon léegi loolu moom lu leer la ci. bi ñu tuddee indépendance léegi. ndax léegi nag li daan dox dara xewi na ci. wala li fi daan am dara loolu moom leeragul. d'accord xam nañ li nga bëgg a wax. waaw bu ko defee ñu jàpp ne li jaadu woon mooy bi comme ñun dañoo yilifoon dañoo notoon. dafa am nation bu ñu ëpp doole. bett ñu dal suñ kaw te ku la bett man la. dal suñ kaw nangu suñu kaddu. nangu suñu koom nangu suñu culture. not ñu ba ci yàgg ñoom ci seen bopp ñu yëg ne noteel bi bu continuer du leen arranger. parce que nit ki soo ko notee yàgg dana ma sa fippu. parce que doomu aadama liberté dañ ko cee moñaale yàlla moo ko ci moñaale wala qad karramna bani aadama doomu aadama dañ ko moñaale ak libre kon ku ko not lu mu yàgg dana ma sa fippu. léegi nag tubaab yi ñoom dañoo ñaw ndax dañuy sédd suba lool ci seen i mbir. ñu gis ne ñii kat ni ñu leen noté nii suñ leen bàyyee ba ñu xamal seen bopp suñ caay-caay gi. ba fippu kenn du leen mën a yëlifati. kon li ci solution. mooy fexe ñu jàppe ñu baax bala ñu àgg fu ñuy tege ñu bon te mooy ñu jàngal leen former leen bañ xam ne ñoom nekk suñuy jaam moo leen gën a arrangé ci nekk gor. loolu lañ réussir. dañuy def te loolu yëpp ñu ngi ko préparé keroog ba ñu fa duggee ba teg programme mu njàngale la ñu préparé ci former sénégalais boo xam ne day dem ba gëm ne nekk jaama ko gën a arrangé nekk gor. loolu bañ ko réussir nag. ba jàpp ne léegi léegi nañ génn nag ndax suñu weexaay wi daf leen di gêner waaye ñu ñëwaat fi nag ñuul waaw su ko defee lu ñu fi daan am ñu am ko fi am fi sax lu ëpp lu ñu fi daan am te wax dëgg yàlla tubaab yi li ñu fi am biñ ñu joxee lii amuñ ko woon bi mu fi nekkee misaal mi ma ciy joxe rek mooy fi mu ne nii réussir nañ ci xañ ñu code de la famille musulmane te loolu tubaab yi mënuñ ko woon tubaab bi ñu fi nekkee dañoo bàyyi woon suñ sëy yi ak suñu miraas yi ñu réglé ko suñ bopp. waaye bi ñu fi jógee en tant que ñu weex des fi en tant que ñu ñuul. léegi dañoo dugal seen loxo ci suñu sëy yi dugal suñu leexo ci suñu miraas yi. lu leen neex lañ ko fi mu ne nii. képp ko wax sa jabar fase naa la. mën nga cee dugg kaso. waaw te ci charia boo nee sa jabar fase naa la mu sëy bi tas. waaye ci code de la famille bi boo nee sa jabar fase naa la da nga koo saaga. fase woo ko da nga ko saaga te saaga woowu mën na la ci porte ba la ñu topp la ba làpp la. donc y a problème. donc kon li fi tubaab bi génnee li ñu fi bàyyi moo yées li fi nekkoon. loolu lañ xam ne mënut a continuer. ñu ne kon dafa mel ni ñii xëy na sax bonuñ mais dañoo fàtte. dañoo fàtte ne ay nit ñu ñuul lañ. dañoo fàtte ne ay sénégalais lañ. dañoo fàtte ne dañoo notoon. dañoo fàtte ne léegi noteel gi daa war a jeex. dañoo fàtte ne seen histoire réew tàmbaliwul bi fi colon yi ñëwee. dañoo fàtte ne réew mu jaar yoon mu tegu ci dëgg réew mu amoon démocratie am liberté am développement réew moomu la fi tubaab bi fekkoon. ñu fàtte ko ñu ne nañ leen ko fàttali. wala boog nañ leen ko jéem a fàttali. ñu ne kon léegi li ñuy def mooy dañuy def benn mémorandum. ñu xool ne. ñi bëgg a nekk njiitu réew na leen. dafa am ay mbir yoo xam ne su ngeen ko bàyyiwul xel fi ngeen jëm du ngeen fa egg. ndax juróom fukki at du ñaari at. juróom fukki at du ñetti at. te juróom fukki at yi li fi dolleeku bëriwut. li fi dolleeku ci lu baax. bëriwut. xam naa li fi dolleeku de man damay wax ne ñun bi ñu nekkee Algérie. les années 70. 71 laa dem Algérie. booba bu la naar yi naree sonal ci di la xeeb ak teg la ab njaay àll. soo bëggee génn ci loolu da ngay wut carte postalu
place de l'Indépendance bu Dakar nga won ko mu ne la fii fan la xanaa Paris la nga ne ko déedéet fii Dakar la mu ne la lu ku la wax ne Dakar la fii du Dakar fii France la ngeen werante nga wëlbati carte bi mu gis Dakar affaire bi rafet lool fleurs yi bëri set place de l'Indépendance hôtel de l'Indépendance tiim ko affaire étrangère rafet lool place bi rafet waaye tey ci tey étudiant bu loolu daloon booy photo place de l'Indépendance doo ko jëmee woon benn naar loolu doo ko fi yokk waaw mooy réew mi daa gën a tilim te loolu moom ñun ñëpp d'accord nañ ñun ñëpp d'accord ci nañ ci dëkk yëpp gën a tilim man ñun bi ñuy jàng Kaolack dafa setoon booba jigéen ñi ku ci fóot tuur ko ci mbedd mi dañ lay daan waaw dañ lay marqué nga fay dañ lay marqué nga fay ku ci sàgganoon ba raxasoo sa ndaa parce que booba ndaa yi xeweegul ndaa li bu amee walax njaan dañ lay marqué léegi Kaolack waxuma walax njaay waaye mbóot yi ak kaña yi ñu ngi ci télé bi di fo loolu mooy problème donc dëkk yëpp a gën a salté te salté yi bandarga sous-développé la sous-développement la boo bëggee xam ndax réew mi dafa développé la doo ko xool ci bëti waaye da nga koy xool ci cet gi réew mu set rek civilisé réew mu set rek développé waaw parce que set ci facteur de développement yi la bokk donc loolu bi ñu ko gisee ñu ne kon nañ waxtaan ak ñoom na fàttali leen seen bopp moo di ne dafa am ay points yoo xam ne ku fi bëgg a nekk président su fekkee nar ngaa jóge fi nga nekkoon dem ci bokk ci réew yi développé réew yi tekki dara il faut nga nangu ne sénégalais nga waaw il faut nga nangu ne sénégalais nga nangu ne sénégalais la mooy nga nangu culture réew mi ak baaxam ak ay aadam ak diinam nga sóoraale leen su ko defee état bi bàyyi jëflante bi muy jëflante ak diine ji comme mal nécessaire loolu c'est très grave parce que état bi dafa jàppee diine ji comme mal nécessaire c'est-à-dire diine ji baaxut amul solo waaye nag comme Sénégal yi gëm nañ ko am ci ay kilifa te kilifa yi lu ñu leen wax ñu def ko nañ naxanteeg ñoom boobu rapport boobu nañ ko changé l'islam du mal nécessaire waaw loolu l'islam du mal nécessaire mais l'islam bien nécessaire la ñu ne kon nañu xoolaat rapport état bi ak diine ji nañu formaliser rapport état bi ak diine ji parce que loolu dàqul dara ak laïcité parce que laïcité waxuñu lu muy tekki dëgg la waxuñu lu mu tekki moo tax kenn ku ne da koy firi ci tempérament waaye bu ñu xoolee réew yi nekk lay am na ci réew yoo xam ne ay laïc lañ waaye diine comme munuñ ci moom dara diine jooju dañoo jëflante ak moom jëflante bu clair bu formel kon nañ formaliser rapport état bi ak diine ji su ko defee loolu dana tax ñu xam kanay kan ñu xam kana yelloo lan su ko defee jëflante gi day tegu ci ay loi yu ñu ba assemblée wote ko su boobaa lu ñu fa def du nekk lu informel du nekk sarax mais day dugg ci prérogative état bi c'est-à-dire fi mu ne nii bu xew-xew dama wax ne dem Touba ak dem Tivaouane dem Niassène maa ngi lim bi sax xëy na waruma ci woon loolu ci demande sociale yi la bokk c'est-à-dire sénégalais yi ñoo soxlaa dem Touba ñoo soxlaa dem Tivaouane ñoo soxlaa dem Niassène ñoo soxlaa dem Yoff ñoo soxla dañ koo soxla kon defal leen fay yoon devoiru état bi mooy foofu ñu soxlaa dem tey fay impôt ñu fekk leen fa lañ fa mënta defal seen bopp ñu defal leen ko ndax état kenn sant ko mu defal ñu li mu bëgg dañ koo sant mu defal ñu liñ bëgg du moom moo ñuy wax lim ñuy defal ñun ñoo koy wax lu ñuy defal masha Allah ñun nag ñoo soxla ku ñu taxawu ci màggal yi taxawuñ ci gàmm su boobaa lañ fay def lu formel lay doon du nekk sarax su boobaa danañ fa def lu ëpp liñ fay def nii te kenn du leen wax jërëjëf loolu ci seen tomb yi ngeen bëgg rek waaw boobu rek bu njëkk loo boobu c'est-à-dire règle bi mooy da nga ñu wax loo ci décidé d'accord loo décidé ci rapportu état bi ak diine ji d'accord voilà muy benn su ko defee loolu day dugalaal laïcité bi ñu xoolaat ko ba xam lan lay tekki ak lu mel noonu parce que baat la boo xam ne ñu koo jox nii rek ñu xamuñ ñaareel bi mooy ñu créer ñu jàppale jullit yi ci ñu créer conseil supérieur islamique
c'est-à-dire ñu wutal islam bi kilifa. ay kilifa diine ngi fi. kilifa du kilifa diine yi sax kilifa diine ay kilifa yi diine ñoo fi nekk. parce que inna diina inda allahi l'islam. kon këru diine yi amul mais këru diine ji ñoo am. diine ji moo am ay kër. léegi nag kër yooyu am ay il faut ñu am diine ji moom am kilifa. kër yi am nañ kilifa. mais diine ji amul kilifa. te ñàkk a amul diine ji kilifa musiba mu ne mën na ko indi ci réew mi. dëgg la tàmbalee ko ci amul état bi amul interlocuteur. moo tax kenn ku ne da koy régler selon sa tempérament ak sa rapport de force. boo xumbalee xumbal xëppaate. ñu joxe boo noppee ñu bàyyi. boo xumbalee tëkku man kay wax danaa wax taali bi xamal lan. ñu kii boo kii ñu bàyyi. loolu état warul doxee noonu. donc dañu war gannaaw bu ñu xoolee kër gi xam ne kii lii la yelloon ñu defal ko loolu mu yelloon. donc maa ngi toll ci deuxième point bi nga xam ne mooy. mooy lanati deuxième point bi. mooy taxawaayu kilifa diine yeeg. rapport yi mooy ñu wutal diine ji kilifa waaw. léegi dafa war a am lu ñuy tuddee conseil supérieur islamique. loolu ñëpp ci am intérêt. julli di am nañ ci intérêt état bi am na ci intérêt. ndax suñ ko amalee te mu jaar yoon. cambal ji dana dakk. fii Sénégal toll nga xam ne ku mu neex nga xëy créé ne xalifa nga ku mu neex nga xëy créé ne yonent nga ku mu neex nga xëy créé ne waliyu nga day dakk. su fi amee cambal ji am ci média yi ñëpp nekk ay ustaas. ñëpp du ubbee nga xam ne dëkk bi gën a naqaree nekk jullit fi mu ne ci àdduna mooy Sénégal. ndax loo xëy jàng ko ci ustaas. 8h ba midi. fa mu toog bu fa jógee ustaas ba koy remplacer loola lay weddi ba 5h. ban ustaas wax dëgg. ndax bu njëkk ba ndax bu ñaar. waaw y' a problème. te loolu li ko jur mooy vide boobu li diine ci amul kilifa parce que su amoon conseil supérieur islamique day am commission scientifique. boo xam ne lu fi nit di waxati ci diine ji ñoom danañ ko déglu. ba xam lu jaar yoon la su jaarul yoon ñu woo la. nga joxe lay soo joxul lay ñu wax ne noppil. dëgg la parce que am na ñoo xam ne kenn du débat ak ñoom da nga leen di aaye ñu wax. loolu du dictateur am na débat tam yoo xam ne. kenn du ko débat. non kenn du ko débat. parce que daa am loo xam ne xam nga benn waay boo xam ne. dafa yaree di ko ngeen baal ma ci waat bi. ba mu egg ci muy dem ci rajo. taxaw jël imam Malik. di ko xas wane ne traître la woon. dañ ko daan jënd. ci Sénégal ji xam nga kooku kenn du débat ak moom. dafa yebaate. ndax ko xool ci ñi ëpp ci réew mi ki ñuy jaamoo yàlla aw gisinam. nga ne traître la kooku kenn du débattre moom dañ ko naan bu ko fi waxati. dëgg la de. te loolu autorité moo ko man loolu donc conseil supérieur mën na yonent yu bëri yi itam. nga xam ne barki dem rek am na ku fi for benn yonent fële ci mbuur. waaw mooy bàmmeel yonent bu gudd la xam naa ne. xam naa dafa jàpp ne comme nit ñu gudd ñu njëkk ñi dañoo gudd. xam nga ku mel noonu. moom itam loolu autorité rek moo mën ci moom loolu. ñu jox ko mu lay ko. kay la fi yonent boobu ñëw. ak dan la tuddoon kan la ci yonent yi. wala ci yonent yi alxuraan tuddul la bokk. bu dee ci alxuraan tudd kan la ci. kañ la fi ñëw kañ la dee. donc loolu. lu mënta yàq la. kon il faut ñu am conseil supérieur islamique. loolu ci point yi waaw mooy deuxième point bi. mooy li nga xam ne bëgg nañ ki candidat bi wax ñu. nan la ko gisee. dañuy laaj nag nan la ko gisee. dëgg la ñetteel bi mooy ñu bëgg mu wax ci application code de la famille bi Surkof defoon. code de la famille bi Surkof defoon mooy code de la famille bi nga xam ne Imam Mbaye Niang yóbbu na ko assemblée comme projet de loi wala xam nga waaw mais kenn rejeté wu ko mais ma nga fa kenn laalu ko te code de la famille bi fi nekk nii du ñi ngi bët bu set ma dégg nit ne consensus la code consensus mais mos ta nekk code consensus code la boo xam ne ñu ngi ko teg 1972 Sénégal yu bëri xam nañu ni demee président Senghor moo ko proposé woon parce que moom dafa jàppoon ne Bourguiba bi nekk président Tunisie jiite réewum arab te arab yi ñoo gën a mën a nekk ay jullit nègre yi naka la réussir imposer tunisiens yi code de la famille moom mu nekk ci réew moo xam ne ay nègre lañ di bëgg a gën a nekk roi bi roi te bëgg a nekk jullit arab yi lu tax moom réussirul def code de la famille fii mu proposé benn code jox ko sëriñ si càmbar ko
ci saa si la ñu créé conseil supérieur islamique. boo xam ne kilifa yi fi nekkoon yëpp ngi ci woon yaru may lim seen tur. dëgg la Alaaji Saïd Nourou Tall radiyallahu taala anhu moo nekkoon président bi si ci rahmatullahi alayhi sëñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma moo nekkoon secrétaire général bi Cheikhul Islam Alaaji Ibrahima Niass topp ci wala contraire bi en tout cas ñoom ñaar ñoo doon assuré secrétariat bi kilifa yi ci des yëpp bokk ci ñu wut ci seen njaboot parce que ñoom ñëpp seen njaboot lañ ñu jël texte bi jox ko ay expert ci tubaab expert ci charia ñu dem ba relever ci lu ëpp juróom-ñaar fukki article yoo xam ne dafa safaano ak charia ñu def rapport boole ko ak texte bi jox ko président Senghor ne ko code bii nga ñuy proposé su fekkee article yi changé wuñ ko ñun duñ ci d'accord président Senghor jël texte bi jox ko président Abdou Diouf boobu mooy premier ministre président Abdou Diouf recevoir leen loolu la mi ngi ci archive bi ngi fi li may wax nii mi ngi ci archive président Abdou Diouf recevoir leen ñu wax ko seen ñaxtu mu ne leen incha allah du man maay def ci sama gouvernance luy contre l'islam danaa jël observation yi ngeen def ak amendement yi dugal ko ci delloo leen texte bi ba ngeen d'accord ne li ngeen bëggoon def naa ko ci ma door ko yóbbu assemblée ñu wote ko macha allah ñu toog rek ñu jël texte ba nem meloon noonu yóbbu ko assemblée changé wuñ ci virgule dugaluñ ci benn article amaana wuñ ci dara wëlbati ko nag daal di tasaare sëñ si jaxase leen jël ay arabisant yaa ngi fi ñu ngi fi ñooñu ngi fi ñu xam leen ñu ngi fi jël ay arabisant jox leen rajo Sénégal ñu wër kër sëriñ si jaxase leen kër sëriñ bu ñu dem ne ko code bi li ngeen ci waxoon def dañ ko ci ñëpp d'accord yow rek yaa d'accord bu moo tax ñëw wax la ko li may wax nii li ma ci jël comme firnde mooy bi may def émission RTS émission bi ma toonoon Sawtul Islam mooy turu émission ba waaw mooy turu émission waaw tribune de l'islam la tuddoon dama invité benn mbokk bu jógee Thiénaba na maa ngi jégalu ci tur wi mais doom la ci Alaaji Ibrahima sëñ Ibrahima Seck Thiénaba xalifa Thiénaba ci jamono yooyu mu ne ma moom bi mbir mi xew ci ñi daan ànd ak Alaaji sëñ Ibrahima Seck la woon rahmatullahi alayhi mu nekk bi loolu xewee bi ñu jëlee texte bi yóbbu ko assemblée te jël arabisant yooyu yónni leen ci sëriñ si ñu leen jaxase bañ ñëwee Thiénaba dañ koo wax ji ba pare mu ne leen man day gor laa soo xam ne damaa àndoon ak samay moroomi gor di wër dëgg ñu ne nañ gas dëgg gi ci suuf la nekk ñuy gas ba jot ko comme xam nañ dëgg ñu ne ah waaw lii de mooy dëgg ñu ne kon nag jàpp leen ci ñun ñëpp jàpp ci ñu ne acca suul leen ñu suul suñu loxo fañ jàpp ci dëgg foofu mu ne gannaaw bi ma ko defee man Ibrahima Seck ku génneeti sa loxo yaa génn sa loxo waaye man Ibrahima Seck sama loxo foofu lay nëb c'est-à-dire la ma jàppoon du ma ci seen wax ji du tax mu bàyyi ko fi ñuy waxee bala ñu faa jógee délégation jóge Tiwaawoon sëñ Abdou rahmatullahi alayhi al Abdou Aziz Dabakh Mawlana daal di ne na ngeen wax sëñ Ibrahima Seck ne ko am na ay saay-saay yuy wër dëkk bi naan sëñ diw d'accord nañu dañuy fen kenn d'accord ci tous ñun lañ jàppoon dem moom lañ jàpp ba léegi ci loolu la sëñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma mujj def créé code boppam code bi ba léegi mi ngi fi kalimatullahi hiya al-ulya voilà kon nag code bi du code consensus code boobu nag liñ ko doon layee mooy ñàkk koo amaloon da doon yombal tas ñu ne parce que dañoo l'islam dafa favoriser góor ñi alors jël fase teg ko seen loxo ñu nekk ay farceurs yoo xam ne boo nee ñoxor nga lakk na rek ñu fase donc ku ci sëy fase léegi nag dafa sérieux il faut ñu sécuriser sëy bi Oustaz Ali waaw tey la tas gën a bëri wala keroog booba tey la gën a bëri tey ji la gën a bëri loolu ku sérieux xam nga ko ku dem tribunal mboolem ñuy liggéey ci tribunal te yëngatu ñoom ñëpp d'accord nañu ni tas amee léegi mosu ko amee kon ñoom li ñu doon fajuwul déedéet kon nag prétexte amatul kon nañ ñu bàyyi ñu régler suñu sëy yi suñu bopp loolu lañ leen di ñaan te loolu liggéey nañ ko liggéey boo xam ne juróom benn at lañ ci def te ki ko jiite woon benn compétence la boo xam ne macha allah mooy maître Mbaye Niang moo ko jiite woon juróom benn at lañ ko liggéey texte bi te liggéeyu texte boobu sax du alquran ijtihaadu ay julli la bu amee sax lu ca manqué mën nañ ko caa doll su amee njuum sax mën nañ ko cee dindi waaye na nekk loo xam ne ci julli yi lay jóge su ko defee muy benn muy ñeenteel su ko defee ñeenteelu point bi mooy ñu fonkaat ñu fonk njàngalem diine mi ñu fonk njàngalem diine mi c'est-à-dire koo wax mu ne jikko yi daa yàqu
koo wax rek mën nañ jikko yu rey. waaw mu dem yaatu na. ñëpp sëriñoo taalibe politicien woo koo wax rek mën nañ jikko yi daa yàqu mais jikko yi lu ko yàq. jikko yi lu ko yàq mooy dañoo yaratul nit ñi. dafuñ leen parce que fañ leen doon yaree. ka leen doon yar lañ aaye yar. muy diine. parce que malheureusement ñun ci biir taw colonisation. ci lañ ëpp woon sens ci bi ñu amee indépendance. parce que bi fi colon yi nekkee wax naa ko ba tey. bi fi colon yi nekkee enseignement moo nekkoon 2 mais éducation benn la woon. enseignement moo nekkoon français wala mu nekk arabe. mais l'éducation était islamique. c'est-à-dire ni ñu doon yare taalibe bi lañ doon yare élève bi. te loolu li ciy firnde mooy lépp lu ab élève lu taalibe def seen sëriñ daaraam daw su ko élève masaan def bu seenee maître am daw. dëgg la de. parce que booba li sëriñ daara bi aaye taalibe bi la maître bi aaye élève bi. dëgg la de. ndax sëriñ daara bi ak taalibe bi yëpp ci diine lañ leen jar. dëgg la de. boo gisee Sénégal njëlbeenam am solo. ba tax li état bi ñu am léegi di ko tiitaroo. nga xam ne dañuy wax ne bu fekkee am na lu positif mooy Senghor bàyyi na fi état quand même. état boobu du dara lu dul état wu cadre Saint-Louisien yi. administrateur Saint-Louisien yi. ñoo amal état bii Sénégal di tiitaroo tey. lu taxoon ñu man ko. bool keng midi keng. waaw midi keng bool keng moo taxoon ñu créé cadre yooyu cadre yu sérieux yooyu. cadre yu xàmmee yooyu. cadre yu am ngor yooyu. cadre yu jub yooyu. nga xam ne lu fi baax ci Sénégal ñoom la. ñoo nekkoon ay administrateur nekk ay instituteur nekk ay inspecteur nekk ay ministre nekk ay député très correct très sérieux. waaw ñooñu li tax ñu man loolu mooy midi keng bool keng parce que man midi keng bool keng dama ko daan dégg te xawma lu muy tekki ndeke li muy tekki mooy ndar ku fa juddu da nga jàng alxuraan. da nga jàng alxuraan bala ngaa mata dugg école. soo duggee école boole alxuraan ak école bi. léegi nag ngir loolu moom ñoom àggoon nañ foo xam ñun sax mënatuñ ko. mooy diggante fi xale bi wàccee école midi. ak fi muy dellu école 3 heures dana fi demaat daara. moo indi mudi. waaw parce que pour mu demaat daara il faut mu gaaw a añ. te loolu li koy may mooy bu jógee ci école bi day fekk añ bi taaji. mooy midi keng bool keng. mu daal di añ daal di daw dem daara ja. ba 3 heures 2h30 mu jibbi si jël kayam dem école française. noonu lañ jànge te loolu dana fekk ñu ci ëpp amoon nañ fukki at door dugg école parce que ñu ci ëpp wàccoon nañ alxuraan door dugg école. ñooñu ñooy cadre yi Sénégal di tiitaroo ba ñu paree ca ñooña indi cadre génération indépendance lañ commencé problème yi ñu am li amatuñu ay faux ngeen baal ma instituteur bu normal trop amatu fi du ma généraliser am na ay exception. waaw inspecteur bu normal exception. waaw ministre bu normal exception même imam bu normal sax exception. donc c'est parce que dañoo jëloon enseignement bi def ko français bàyyi éducation mu nekk islamique léegi ñu am indépendance di jaay ne ñoo gën a tubaab yi ñu jël éducation beeg enseignement bi def ko français. léegi nag xale bi kenn yaratu ko wala li ñu koy yaree du culture am. ndax xale boo xam ne kenn du ko dóor. waaw léegi rapport bi doxoon diggante enseignant bi ak élève bi changé parce que diggante enseignant bi ak élève diggante doom ak baay la woon. dëgg la de. enseignant bi du nangu li doomam defut mu doomu jaamur yi mu jàngal def ko. déedéet. enseignant bi du nangu li ko doomam ñëwul wax doomu jaamur bi wax ko. wala mu wax ko keneen. mu da ci daan xar tànk tubéem yor yaram di ko yar ni muy yaree doomam ñu xëy aaye ko. ne ko kii du sa doom du sa tus xamuloo yow dañ lay fay salaire donc jàngal ko donc tas bu ci yoon nekk. léegi xale bi nu mel waa ji di yoon nekk. soo ko tuddee ñu yóbbu la police. alors foofu la ñu tase dëkk bi mooy di jàngal ay nit te kenn yaru leen. nit ñu yarut mënuñoo def lu baax. yàlla dafa wax ne li tax mu yónni yonent yi ñaar dong la. yonent yëpp ñaar dong tax mu yónni. jàngale ak yar ñetti yoon la ko wax ci alquran. ñaar yëpp yar la jiital ci jàng. nga dégg ci ne su jàng mënut a ànd ak yar nañ yar te bàyyi jàng. kon suñ demee bay jàngale te duñ yar musiba bu ñu am ñoo ko teg suñu bopp. jikko yëpp yàqu. loolu mooy problème bi kon il faut ñu jàngalaat dugal njàngum diine mi ci éducation bi c'est-à-dire yaru diine bi. loolu mooy sa ñeental tomb. mooy ñeental tomb bi. ndax dafa mooy ñeental tomb bi. kon
loolu ñun ñëpp ci am intérêt. ñun ñëpp ci am intérêt mooy yar nit ñi parce que dañoo bëgg nit ku yaru diine dong fi mën a yar. dëgg la waaw parce que yar buñ loo ko def koo xam ne dafa def ne dund ci àdduna bi la yem. parce que ku jàpp ne dund bi ci àdduna bi la yem du nangu fii dara raw ko fi. te lu nekk bakkanam la ci teg. bu ko faree bu ñàkk dara du ko fi raw day perte. day perte kon boo bëggee yar nit da ngay nangu ku mën a dabaatu li ko rëcc fii feneen. ndeysaan su ko dee mu ne mu muñal moroomam dara. moo tax diine doo nga mën a yar. ndax seen du ko fële. waaw su ko defut kenn di yar bi ci topp mooy ñu defaraat njàng bi. njàng mépp laa wax nag. fii yaru diine bi dama ne nañ dugalaat njàngum diine ci école publique yi. su ma nee njàngum diine yaru diine laa ci jublu. mais tomb bi juróom-benneel bi. waaw mooy léegi njàng mi nañ ko xoolaat. ndax Oustaz Alioune. programme bi ñuy jàngee ba léegi. mooy programme bi nga xam ne moom la fi tubaab bi bàyyi woon. daanaka li changé bariwul. te tubaab bi li taxoon ñu indi programme boobu mooy ñu nangu ne ñun ay jaam nekk jaamu ñu gën a arrangé. waaw léegi bi may ñëw ci rajo bi rek maa ngi déglu bi ma jógee jàkk ji. maa ngi dégg kuy fàttali benn waxtaan bu rahmatullahi alayhi si Abdoulaye waxoon. am na sax ñu koy askane Sëñ Tuubaa. waaye ki ma ko mujjee dégg Sëñ Abdoulaye la wax ne njàngum tubaab ñetti niveau la. niveau bu njëkk bi mooy bu la kenn mën a nax. xale bi bu duggee école ba muy am certificat li ñu koy wax mooy bu la kenn mën a nax. fi muy amee certificat bi fi muy amee bac mooy koo gis na nga ko mën a nax. BFM. waaw day BFM ak yëpp ak secondaire yëpp lay boole seen ñoom ñëpp benn objectif la ñu am. mooy koo gis na nga ko mën a nax. université ba mu jeex. mooy koo naxati bu mu ko xam. donc cycle bu njëkk bi mooy bu la kenn mën a nax. waaw bi ci topp mooy koo gis na nga ko mën a nax. waaw bi ci mujj mooy koo nax bu mu ko xam. ndax koy nax te mu xam ko bu yàggee mu bàyyi la. nee na loolu moo tënk programme bi ñu tubaab yi indi. la jaadu woon mooy bi ñu amee indépendance. ñu toog xool comme léegi ñun ay gor lañ. ban programme moo mën a former ay gor. ñu jàngale ko. loolu mosuñ koo def. xëy na suñ ko mësee jéem mu ngi ko ci états généraux yi lañ ko jéemoon mais kenn appliqué ko te mooy jóge ci programme bi ñuy def loo bi ñu bëgg ñu nekk ay jaam yu jàpp ne nekk jaama leen gën a arrangé parce que loolu mooy problème bi. c'est-à-dire ñoom jàngaluñu pour ñu nangoo nekk jaam mais dañoo jàngal pour ñu gëmaale ne nekk jaama ñu gën a arrangé. léegi ñu jóge ci loolu nekk ay gor loolu dafa laaj liggéey. du même curriculum bi benn curriculum bi mënul régler ñaari problème yi. dëgg la kon il faut ñu xoolal programme xoolal Oustaz Aliou li Sénégal def ni mu grave amul fii ci àdduna bi yëpp man benn dëkk laa ci xam boo xam ne dafay former ñaari citoyen yu bokkut. benn citoyen boo xam ne alaaxira dong lañ koy jàngal ak diine. nekk ko sa àdduna bi sa yoon nekku ci. góorgóorlu rek boo dee dem àjjana. loolu lañ koy ak beneen citoyen boo xam ne adduna dong lañ koy jàngal ne ko diine ji sa yoon nekku ci ndax amut bàyyi koog ñu ko gëm mais ñaari citoyen yu ñu dëkk. loolu lu ko gën a wóor yi amut. dëgg la de. ak lu mu yàgg danañ ma sa fekkante ay bopp. ab réew mu sérieux benn citoyen lay créer. dëgg la de. te loolu mënoon naa nekk. waaw boole ñaari xam-xam yëpp waaw moom. injustice fi mu tàmbalee. ba gisee problème daara yi du jeex wax ñu du jeex. parce que problème daara yi waxuñ problème bi. waxuñ problème bi dañoo xaar ba jaan ji dem ñuy dóor ci watet bi. wax naa ko Touba ci benn daje ay mbokk taalibe yu doon wax ci biir daara dama ne. feek yéen a ngi ñaan ñu jàppale daara yi kenn du leen jàppale. parce que daara yi jàppale leen kenn du ko ñaan. dañ koy sase. ma ne nit ki bu la nee mbéj fuuf. dugal loxoom ci sa poche jël sa 1000 francs. soo ko ci ñaanee mu delloo la juróomi dërëm du la ko jox. mu ko 1000 francs yi la jël ñemoo ko laaj. mu la nga koy ñaan juróom 25 du la ko jox. loolu mooy problème daara parce que problème daara yi kenn du ko réglé noonu. ñun ab nation lañ. boo xam ne dañoo am indépendance. am nañ indépendance. ñaari citoyen sénégalais nekk fi.
ba preuve contraire parce que ñaar citoyen mën na dañ mais ba léegi moo fi am état devoir am da cee bokk mu jàngal waa réew mi ku toll ci jàng ñu jàngal la loolu de ci sasam yi la bokk moo xam ñee la moo xam ñii la ci sasam yi la bokk te dañ koo jox luy tax mu ban ko dañuy fay impôt ñaari sénégalais nekk ci kanam benn sénégalais bi mu ñëw ci moom ne ko am nga doom ju mat a jàng mu ne waaw mu ne loo bëgg mu jàng ko kooku ne man de sama doom ji yéene naa ko taraanga ba nga xam ne comme gis naa ne ku jàngul tubaab doo nekk ministre doo nekk député doo nekk chef de service léegi man tubaab laa bëgg mu jàng ko ndeysaan état bi ne ko wax nga dëgg sa choix baax na léegi danaa ko jël tabaxal ko classe luyal ko maître di ko fay moom sax mën naa ko jox bourse voilà ba muy jeexal ndeysaan ci peggam ci kër gi ci peggam mu dem laaj borom kër gi mu ñëw mu ne ko dégg naa da ngaa am doom ju mat a dal mu ne ko waaw mu ne ko loo ci nar mu ne man de wax dëgg yàlla li ma yéene sama doom ji ci teraanga bugguma koo jox teraanga ju manqué mooy teraanga juy mat buy fees ci àdduna donc te du àgg àlaxira damaa bëgg mu am teraanga ju mat mooy teraanga yi àdduna àlaxira te loolu xam naa ne su jàngul alxuraan du ko man moo tax alxuraan laa bëgg mu njëkk ko jàng nga ne ko comme noonu nga defee te da ngaa dof dabaras débrouiller waaw débrouiller loolu état amu ci droit dëgg la amu ci benn droit donc ci jël benn ga lañ faussé kii bi donc ni mu taxawoo kii jàng tubaab la war a taxawoo kii jàng alxuraan da ko war a tabaxal daara fayal ko maître bu koy jàngal alxuraan loolu mooy rôle état bi donc suñu lay dégg Sadam waaw yaa ngi ñu nekkaloon ci tomb yi ngeen di togg waaw yi nga xam ne dañ ci bëgg a waxtaan ak képp ku na candidat mu ngoog léegi nag bu ñu ñëwee ci bi ngeen toggee tomb yi ba noppi commencé gu leen gis benn candidat déedéet léegi waaw léegi li ñu njëkk a def mooy waxtaan yeeg suñu kilif des na ñaar tomb rek gaaw bu gaaw bi benn bi mooy ñu gën a dëgëral état de droit état de droit ñu gën ko dëgëral te mooy état boo xam ne pouvoir yi ci nekk dañ leen di ràññee xàmmee leen benn bu ne day moom boppam bi ci mujj mooy li ñuy tuddee demande sociale mooy ñu taxaw ci jàppale nit ñi ci seen dund bi mu gën a yomb loolu mooy juróom-ñaari point yi léegi li ñu jëkk def mooy waxtaan ci ak suñu kilifa seen kilifa waaw suñu kilifa ndax ñun ay imam lañ ñooy porte parole kilifa diine yi wax nañ leen ko ndax ñun ñoo dox seen diggante ak njaboot gi ñun ñooy jàngale ñoom ñooy digle waaw ñun ñooy jàngale ñoom ñooy digle waaw ci ñun la ñuy jànge ci sëriñ si la ñuy déglu loolu la seen noonu la yàlla dogal ñun nangu nañ ko parce que loolu ñun ci ñoom lañ bokk ñooñu jur ñooñu jàngal ñooñu yar nangu nañu si rôle boobu waaye boo amee kilifa nag te lu la dal ñu laaj ko nu mu demee da ngaa war a yëgoog moom parce que soo yëgoowu la moom ñaari problème mën na ci am mooy dara dal la ñu laaj ko nu mu demee mu yëgu ko ñu ne kon sériwul waa ji sériwul parce que bu sériwoon kilifaam gi dina xam ne muy def la wala ñu laaj ko mu wax ci lu mu xamut loolu tam day yàq moo tax li njëkk a def mooy déggoo ñoom dem nañ ci kër yëpp yàlla dogal na itam xalifa généraux yi lañ dajeel ñu waxtaan ak ñoom ñu rafetlu pas-pas bi yéene ji alors jox leen texte yi ñu lire ko ñu daje ci benn journée d'étude fii ci institut islamique ci dimanche yële jàll pour càmbar point yi ndax baax na wala baaxut est-ce que am na lu ñu ci yokk lu ñu ci wàññi ñi ci ëpp d'accord ne juróom-ñaar yi baax na léegi ñu tànn benn kuréel boo xam ne moom mooy doxal loolu kuréel boobu këru duy ne bu ne am na fa ku ko représenté ñu ci bëri prononcé nañ wax jox nañ ma ñi koy représenté samedi bii ñëw incha allah la ñuy daje institut islamique pour tàmbali liggéey bi bon tàmbali liggéey bi mooy suñ demee ba kuréel bi taxaw ba ñu wërloo ne point yi baax na nañ li ñuy doxal après ñoom ñoo koy décider ndax dañuy bind candidat bu nekk ñaan ko toogaay bu toogee ñun ñu wax ko loolu wala dañu leen di dajal ci benn béréb loolu ñoom ñoo ciy décider foofu lañ ko ok am na solo imam léegi bu ngeen toogee ak candidat yi ba noppi wax ak ñoom ginnaaw xëy na ab proposition ngeen leen di jox wala laaj leen ci misaal rek yi ngeen wax yëpp ñu ne d'accord nañ ci yéen léegi boobaa yéen lan ngeen di defal candidat bi waaw li ñuy defal quand même mooy dañuy publier liñ jox ñun du ñu wax woteel leen diw bu leen woteel c'est pas notre rôle parce que vote est secret te loolu du code électoral bi moo ko imposé te dañ koy nangu donc c'est pas notre rôle ñu naan woteel leen diw waaye sañ nañoo wax ni ñi bëgg réew mi day diw point sangam nangam la ci wax diw point sangam nangam la ci wax ba ñëpp yëg ko mais imam est-ce que loolu doonul rek lu ñuy xeeb nag
bu fekkee ci élection lañ toll kay mu ñëw mën naa am lii bokkuloon ci programme am mu jël ko boole ko ci ngeen gis ne kooku convaincre na leen ndax nii ngeen bëgg julli yi dunde ko moom d'accord na ci boobaa nag du jor nag imaam yi génn ci ruq bi wane ni kii lañ war a déedéet imaam ak nu mën a dem imaam mun amul parce que imaam yow booy man ba may jiite sa ali sall kuy jiite sa sàppe bi sañ njëlbeen tendance yëpp fa nekk donc yow amuloo droit di wax kii moo kii ni amuloo droit man sama wot nag man dafa libre man su ma duggee ci urne bi xam naa ki may woteel mais man la engagé mais amu droit taxaw naan diw wote leen diw parce que liberté bi ma am ci tànn ki moom li ñëpp am li ma man mooy jàppale ci nga xàmmee ki yàlla ko tànn mën naa loolu léegi bu fekkee nit daf koo nangu ba noppi moom nangu googu da ngeen ko naan rek mu nangoo koo génn ci ruq wala day jar mu génn ci publiquement wax ne nangu naa li imaam yi wax da ngeen koo xalaat lu public wala bëgguma anticiper ci liggéeyu commission bi mais jàpp naa ne lu public lay mën a doon ndax su amul public du am sens waaye nag commission bi ñoo ci mën a décider d'accord bu ko nangoo dem ba ca biir defu ko maanaam dem ba ci biir defu ko est-ce que yéen waajal ngeen benn taxawaay bu imaam yi taxaw ngir opposé waaw bu ko nangoo ba jël réew mi ne def ko ñu taxaw fa ñu taxawoon wax ne diw mii da waxoon ne defut ko dafa wax waxet te wax waxet moom gars yi dañ koy moytu d'accord oustaz waaw moom séntu woon nañ ci waxtaan wi ni mu demee nii séntu woon nañ ci tam leeraay gu leer yi nii macha allah kon li ngeen di togg moom bu ñoree bu soobee suñu borom dana am njëriñ lool ci penc bi incha allah même ñi nga xam ne ñooy laaj réew mi tam dana leen amal njëriñ incha allah waaw buñ ci déggoo yéen loolu dana leen amal njëriñ parce que tam doxin lu ñuy dox oustaz Dame jëm foo xam ne fii kenn waxu ne fee leen jëm xanaa di dox rek di dem du àgg moo ko di wóorul waaw fekkoon nañu départ nañ ñoo xam ne barab sàngam lañ jëm vraiment bu ñu ci àgg daañu xam ne fii leen jëm si kon tomb yi ngeen indi yëpp macha allah mënoon naa gën a yaatu bu waxtu bi gënoon a yaatu ndax bu ci nekk da nga koo junj fi ne dañoo xool su montre rek gis ne ñeent simili moo ñu dese léegi dañ lay delloo kàddu gi nga tënkal ñu lan mooy sa kàddu yu mujj ci jataay bi waaw sama kàddu yu mujj ci jataay bi mooy gërëm leen d'abord ci occasion bi ngeen ma may ci turu julli yëpp la ak surtout rawatina turu imaam yi di wax sénégalais yi ne ñu ngi dëgg ma mbir mu am solo mooy mbiru élection du mbir mu tuuti ndax tànnu njiitu réew lu jar a bàyyi xel la ndax koo xam ne soo ko xasee tànn ba pare waawam mooy sa waaw déedam mooy sa déet war nga koo waajal bu baax a baax rawatina ab jullit moom amul droit ñàkk a bokk ci élection yi ma waxaat ko ndax wot seede la te seede l'islam day aaye ku ko nëbb islam day aaye shahadatu zuur te mooy candidat yi nga xam ki ci gën nga woteel ki ñu gën moo di ne ñaar ñu tàllal seen loxo kenn ku ne mën naa yor réew mi nga xam ki wax dëgg ki waxul dëgg nga dem woteel ki waxul dëgg da ngaa def shahadatu zuur ñàkk a wote ji mooy kat mu shahada te loolu tam dafa xaram kon nañ ko waajal nañ ñun ñëpp nañ wote ji kenn ku ne na woteel ka mu yaakaar ne moo gën ndax loolu dañ ko waxaat yow mal xiyam d'accord imaam xam naa bala ngaa wax asalaamaaleykum parce que Ligue des imams gii nga présenté dafa mel ne lii mooy taxawaayam te dégg naa ci presse bi geneen kuréelu imam goo xam ne ñoom wane nañ seen péete ba noppi waaw loolu de moom ay kuréelu maanaam imaam yi li ma bëgg a laaj mooy daa bari ay kuréelu imaam yi fi nekk waaw ñaari daal ñoo ci gën a mag ñaari ñoo xam parce que niveau national la bi fi yàggoon te ay suñu ustaad nekk fa ak suñu sëriñ ak bu bees bi mooy bi sosu 2010 waaw bi fi yàggoon nag yàgg naa def yu mel noonu waaw d'accord masha Allah kon nag ni ñu def rek mooy jërëjëf oustaz xanaa jaajëfal bu baax imaam Ahmad tomb yi mu indi am na solo oustaz te tomb bu nekk rek doy na sëkk ab bind ni nga ko waxee xam naa diggante état ak diine ji rapport boobu rek buñ ci taxawoon mu doy sëkk te mu waxtaan naka noonu conseil supérieur islamique ke solo soo xam dañ koo soxla yi ci imaam indi rek wane na ne mënatuñ koo ñàkk code de la famille beeg jeexital yi nga xam ne moom lay def ba imaam yi sax amatuñu autonomie bu yaatoo yaatu ci sañ a doxal seen diine dëgg-dëgg ndax mën ngaa takk sëy waaye mënoo koo tas te itam yu baree bari mënoo koo miraas itam boo miraasee ba noppi mën nañ koo lëntal yooyu waxtaane ko dafa mel ne farata la yooyu yëpp oustaz mënoon nañ koo bennal ba ci tomb yi mu indi benn bu ne ñu wane ne mënta ñàkk waaye nag liñ ci junj doy na commissaire woo na ma ci tubaarkàlla commissaire woo ba masha Allah kon oustaz daal ñu ngi lay jaajëfal jaajëfal mbokk ñuy déglu xam naa bu ñu kiyaatee dañ la tegaat loxo insha allah ba
ñu firiñ fànc ci tomb yi par benn benn kon nag mbokk bu leen toxal seen ak déglu ci kanam tuuti ñuy weelaat jotaay bi incha allah جذوة الأذهان وعليك بالشيخ المؤيد بالسند الحافظ الثقة الكريم الداني الزاهد الورع المضيئة حاله بمكارم الأخلاق والإيمان لا تنقطع عن درس شيخك مرة واحذر من الإهمال والروغان اذهب إليه ولو بحفظك آية فالوصل يروي ظلة الظمآن عقب الصلاة احفظ 3 أسطر مع كل فرض لا تكن بالواني مجموعها هي 10 مع 5 في كل يوم باسم ريان مجموعها في 6 يا صاحبي 90 سطرا وضحت ببيان في